Effectivement question bi ñëpp la intéressé sawar naa ñëw répondre seen invitation ma ñëw fekkee réunion yi ñu waxtaan ba mettre en place nag officiellement plateforme citoyenne aar li nu bokk. léegi nag souvent damay nekk porte-parole bi en wolof wala ñu may mettre en avant ci presse bi mais kon na ngeen xam ne benn membre laa ci comme personnalité indépendante. parce que ñun suñu bopp on veut avoir une démarche très responsable te xam nañ ni en général li ñuy reprocher activités yu mel noonu mooy dañuy def marche nit ñi daw fii ñu sànni leen ay lacrymogène ñu dugg ci kër jàmbur yi nangam ak nangam mais ñun bi pas on a dit que li gën a neex a maîtriser mooy def benn rassemblement donc genre sitting lay nekk rek nit ñi dañuy ñëw taxaw bu ko defee le maximum de personnes quelle que soit sa appartenance ci diine ci politique ci association ci gox-goxaat yi même ku jógee Louga ñëw ñëpp bokk nañ ci ak personnalité indépendante yi bu ñëwee daje foofu ñu wax leen li tax a jóg plateforme bi wax leen fi ñu toll ci liggéey bi jox leen parole populaire nit ñi yéeg ci stand bi joxe seen xalaat wala joxe seen i laaj kon loolu moo jubluwaayu ajjuma bi. alors fi ñu ci toll mooy gis nañ ne fi mu nekk ni réew mi yëpp ñu ngi waxtaanee mbir mi loolu déjà c'est très important kon sensibilisation bi ñu def di ci wax ci presse bi dégg nga ubbi suñu page Facebook aar li nu bokk boo demee léegi nga gis fa suñu documents yi ak live yi ñu ciy def ak et cetera kon fi mu nekk nii daanaka. ñu bëre ngi ñu woo ay association ku nekk a ngi woote damay adhéré fi mu nekk nii adhésion yi mu ngi gën di dem rek moo xam ay association ay parti politique ay mouvement ñëpp a ngi adhéré kon ça veut dire que ni population yi question bi yitteel na leen lool et que gouvernement bi li mu ci tontu woon genre lépp leer na vous n'avez rien à dire dem leen seen yoon nit ñi nanguwuñ ko kon dañu bëgg affaire bi leer kon mi ngi avancé bu baax ci côté boobu suñu communication ñu ngi koy dérouler suñu contact ñu ngi koy dérouler ñu ngi rencontrer ay partis ay associations ay religieux pour expliquer leen li tax a jóg rassemblement bi ak question bi ñu tax a jóg amul fenn fu ñu dem am ku ñu ne lii jaaduwul wala lii moom leerul wala kan moo làqu seen ginnaaw gi mel noonu kon sant yàlla léegi nag li ñuy espérer mooy que vendredi nekk un déclic ñëpp ñëw ñu déglu bu ko defee mu leer ci ñëpp àdduna bi yëpp dégg li ñu bëgg ak li ñu ci jublu ñu doog a nag maintenant dégager yeneen étapes yi ñëw. kenn làqut suñu ginnaaw ñun ñoo làqatu suñu ginnaaw ñun suñu bopp ñoo làqatu suñu ginnaaw waaw ñun ñoo làqatu ci ginnaaw réew mi pour que moomeelu réew mi bañ a dem ci ñeneen ñu dul waa réew mi. taqal nañ ko ci rip xëy na moom bu ci taqul woon kenn du ko ci taqal mais yàgg nañ ko ci tudd am na ñuy wax ne waaw bi tubaab yi waxee ngeen jóg loolu du dëgg tooñ baaxul loolu ay sénégalais ñu ngi ko fi wax depuis 7 ans Sonko du sénégalais Abdoul Mbaye du sénégalais Forum Civil Ibrahim Seck du sénégalais am nañu ci bind livre am nañu ci wax kon am na ñoo xam ne waaw parce que BBC ñooñu dama jàpp ne waa pouvoir bi rek ñooy jéem wax loolu pour décourager nit ñi BBC dañ ci dolli ay quelques éléments rek mais loolu yëpp day wane ni kon problème bi mi ngi ne këtt ne jonn problème bi nébuleuse la te gouvernement bi tam sortie yi mu def gis nañ énervement bi am président de la république ci boppam gis nga bu mu génnee ci bisu juma mu naan ay seytaane ay rambaaj ñoo fi nekk di wax sama frère di protéger frère am ak di taxer nit ñi ay rambaaj ak seytaane loolu kon ça veut dire que am na ay difficulté Aliou Sall ci boppam première sortie bi mu defoon ñëpp xam nañu fi mu nekk nii c'est pas la même chose dafa ne woon day porter plainte BBC bu fekkee dañ kaa tuumal na porter BBC plainte lu tax mu génn ci Mamour Ibra Kane woo na ko la presse de son propre pays mu bañ a dem kon xam nga naan ay dañ ma ci boolewul ak laajuñ ma ak dañ may taqal ak yooyu dafa yomb daal léegi nag question bi moom dafa laaj mu leer li ñu koy reproché mooy affaire bi leerul joxewul tontu yu dal xel léegi nag fu mu nekk nii ba pare doon wax nit ñi bu ci kenn daanaka jéem a xam dara léegi nag état bi day obligé rendre des comptes reddition de comptes sur la transparence donc bañoon ci tontu boobu léegi jeex na passé nañ foofu parce que léegi procureur dugg na ci te du lu leen neex parce que boo seetee gouvernement bi lu mu njëkkoon wax mooy que ni non ñun on va pas mettre une suite à ce dossier et cetera mais ba ci pitim réew duggee dafa mel ne ñoom côté boobu la ñu gën a jox respect daal mais àla kulli xaal procureur bi génn na nee na léegi lu ci waay xam na nga ñëw kon léegi la machine judiciaire va marcher et ñun on va l'accompagner pour que lépp leer ñun newuñ kenn toppil sa ndob ba tànk fii wala yaa kii mais li ñu bëgg mooy ñu woo ñëpp affaire bi leer pour sénégalais yi xam seen ressource nan lañ koy saytoo est-ce que sell na wér na màndu na ak tamit on doit s'attendre à quoi dans l'avenir. bon déclaration bi man juristes yi nekk ci biir plateforme bi de grands universitaires ñu ngi ci suñ plateforme citoyenne bi ay avocats ay grands universitaires dañu gis ne vraiment jaaxal na leen que procureur di wax ay ku am looy wax wala loo bind nga yóbbu ko dig
ay de vrais juristes nee nañ loolu ñoom mosuñ ko gis seen carrière loolu kon dalul xel mais ala kulli xaal je me dirais comme nee na indi leen ñi am yëpp nañ yóbbu en bonne et due forme ba pare nag moom tam mu def enquête boppam ñu xool fan la jëm mais pour man déjà avancé am na dès l'instant que gouvernement bi saisir na le procureur ne ko toppatoo ko kon léegi gouvernement dootul mën a waxaat non nañ ko bàyyi noonu affaire bi leer na sama ministre wax na leen lii kon loolu c'est important li ñu jaaxalaat tamit mooy procureur boole ko yeneen question yu bëri yoo xam ne ñu ngi fi woon bu yàgg affaire Fallou Sène bi léegi procureur bi di wax ne dossiers yi mi ngi koy doog a jot ak nangam non man yooyu yëpp daal intéressé wuñu parce que man ñun plateforme bi li ñu jàpp mooy kenn du ñu divertir donc man du ma fi nekk di jéem a analyser def psychanalyse procureur bi lan moo nekk ci bopp bi nan la yeeboog yooyu non yooyu suñu yéen nekku ci mais question bi ñu soxla ñun am na lu ñu ci jot a wax c'est important nañ ko topp ba fi mu war a yem. Bon, je ne dirais pas am naa confiance mais je suis obligé de lui faire confiance parce que charte réew mi moo ko laaj charte réew mi moo wax ne ki nekk procureur dafa war a sàmm alalu Sénégal te boo seetloo procureur bi ci affaire Khalifa Sall dégg nga li mu wax dafa noonu du ñu bàyyi benn dërëmu Sénégal ñu koy luubal très bien dem ñu ngi xaar aussi que benn dërëm ci pétrole bi ñu bañ koo luubal kon je lui fais confiance sur le principe. Maintenant on verra à l'expérience et à la pratique. dana jafe de danañ ko jéem parce que pouvoir bi boo leen gisee fi mu nekk nii ils sont énervés ñun ñëpp ñu ngi subir ay pression man mi di wax ak yow Imam Kanté ak ñeneen ci plateforme bi ku nekk a ngi woote ñii dañ lay jéem a neexal ñii dañ lay jéem a defal ndànk dañ lay manipuler ça montre que fi mu nekk nii moom pouvoir bi nekkul à l'aise li ma la wax tam Aliou Sall il n'est pas à l'aise parce que fi mu nekk nii ñu ngi koy woo du wuyu su presse woo ko du bañ a répondre dafa ne woon damay porter plainte defu ko mi ngoog rapport IGE bi. Au départ ñu ngi doon wax ñoom El Hadj Kassé yooyu way rapport bi amul wala su amee léegi rapport bi am na ñoom nee na dañuy pourchasser xaw ma lan ñi ko génnee seen affaire la nañ ko pourchasser ñoom mais ñun lu ñuy pourchasser ñun mooy est-ce que leer na ñoom nañ pourchasser lu leen neex mais ñun en tant que citoyen li ñuy pourchasser mooy est-ce que gestion ressources naturelles pétrole gaz zircon yëpp dañ ko ci boolewaale ak le foncier pourquoi foncier bi service impôt domaine ñoom ay jaaykat lañu wala dañu war a gérer suñu suuf lu tax impôt domaine koo ci gis nekk ni mu ngi am ay 5 kër fu ne ñu am fa kër ay parcelles di séddoo foncier Sénégal comme si foncier Sénégal bi du jeex mukk parcelle bu ñu def daggal ci seen bopp daggal seen i mbokk daggal ci homme politique yi loolu dafa war a jóg ci réew mi parce que manduwul tegul ci yoon Serigne Touba jàngalewu ko El Hadj Malick jàngalewu ko l'islam jàngale ko léegi nag jël alal réew mi naan dem naa umra fukki yoon nag aj naa màkk téeméeri yoon yooyu ñun yitteeluñ te loolu dafa mel ne moo xew léegi mais daal li ñu bëgg mooy gestion bi tegu ci yoon Sénégalais yi xam ne ressources yi ni ñu koy gérer jaadu na mandu na ñi nekk ci plateforme bi nga xam ni ñu ngi leen di gis comme Cheikh Tidiane Dièye nga xam ni souvent mooy porte-parole bi en français des fois man en wolof mais dafay tourner ak ñeneen nit ñaa ngi leen di woo ay kilifa ay nit parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ xam nga xamante nañ man fi nekk nii mën naa am benn dëkkandoor wala jàkka ji ma nekk am na ñoo xam ne ci pouvoir bi lañ nekk na buñ ko am na ñoo xam ne ci opposition bi am na ñoo xam ne bii parti ñii réew mi et cetera mais ñun ñoo bokk jàkka ja léegi am na ñoo xam ni ñu ngi jéem a jaar ci wax ak man ci yar ak teggin genre daal mais daal ci tënk daal génnal ci lii waaw mais yar ak teggin nag génn ci am na ñoo xam ne nag dañ lay xaw a sax jéem a xaw a menacé waaw lii wóorul xam nga état dafa am doole buñ la jógalee fii donc am na ñoo xam ne ñoom menace la am na ñoo xam ne ñoom carotte quoi am na ñoo xam ne seetal ci man rek nangam ak nangam yu ñàkk fayda yooyu mais non du ma ko def nag parce que gisuma njëriñam loolu maa ngi koy def rek su demee ba xam ni pression boobu egg na niveau boo xam ni dama sentir ne menace bi egg na niveau boo xam ni dama war a dem ci yoon pour yoon xam ne lii moo fi am këyit yi ñu war a jaar ñu jaar ko mais tant que ay wax la nii rek mënuluñ ma dara ku wax dama lay dégloo yar ak teggin soo baree ma la jërëjëf merci du conseil je t'ai écouté ba pare def li may def. loolu dëgg la mais ça ne veut pas dire que ni yitteeluñu woon ku mel ne man doon naa ci bind sama page Facebook di ci wax mais comme amu woon information yu leer sur le plan technique moo tax nanguma ci woon sori mais gisoon naa ni affaire bi tey na xel beneen affaire bi ku mel ne man personnellement waxuma ci turu keneen. loolu taxoon na nanguma ci sori parce que quand même classe politique bi dañu habitué ci ay règlement de compte ak yooyu loolu moo taxoon ma am problème de confiance ci document yooyu ak niñ ko doon waxee. bon du sax ñàkk wóolu mais aw ma woon possibilité vérification ak yeneen source extérieure au parti yu mel noonu pour gën a xam par exemple Sonko su taxee wax damay jàpp ne d'abord c'est un homme politique. je me dis que peut-être ay règlement de compte la entre les partis politiques et cetera te loolu Sénégal dañ ko miin yàgg nañ ko gisal par exemple ñi nekkoon ak Ablaye Wade après ñii bi ñu leen daanelee gis nga règlement de compte yi am jàpp ñi tëj ñi bàyyi ñeneen ñi fii nangam ak nangam ma ne bon du ma ci gaaw a dugg damay xaar ba mu leer ma ni kii question wu réew mi la léegi nag BBC bi ñu defee reportage bi bon respect bi ma am ci BBC xam ne c'est des professionnels xam ne ñooñ seen dëkk
dañu am ay loi yoo xam ne ñoo leen di gën a protéger liberté d'expression ñu génne élément ma ne ah bon comme déjà sama xel dalul woon ci lii ma doon gis ba pare BBC itam ñëw wax ci lii ma gis ci enquête bi ay tuuma ci laa ne bon léegi nag jarul xaar leneen nag pour doog a jóg parce que suñu fi xaaree leneen boo moytul dëkk bi mën na am ay jafe-jafe.